Écoute sur RFM. jërëjëf jaajëf Abdoulaye Diop jërë ngeen jëf Yacine Pouy internet yi ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen journal bi nga xam ni mooy le journal des faits divers xalaas ànd ceeg Passepartout am nañ beneen invité tey donc di kontaan bu baax a baax ci bàyyi gi nga xam ni moom ngeen ñuy bàyyi xel Passepartout maa ngi lay kontaanee bu baax. jaajëf Aba maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu suñu auditeurs yi suñu internet di ziar ñëpp fépp fu ñuy déglu ci réew mi ci biir réew di leen ñaanal jàmm di leen dalal ci xaas. di kontaan ci suñu partenaires yi nga xam ni ñoom la ñu àndal bokk na ci Miwon bokk na ci li nga xam ni moom mooy eau boobu nga xam ni mooy eau Kayar bokk na ci waa kër Serigne Touba Fall et frère yi ñuy indil yooyu gaam nga xam ni mooy gaamu vite fait ñu ngi lay kontaanee bu baax bokk na ci Optique Vision Plus Sénégal ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di kontaan ci invité bi ñu am tey ndaal dañuy génn ci couloir bi rek ku koo xam ne am activité wala nekkoo ci benn yitte rek ñu jàpp sa loxo rek bu ko defee dugal ci biir studio bi àdduna am solo. moo ko téye woon démb de. on est ensemble. moo ko téye woon démb. man de mënuma man kii purux laa. ma gërëm ñoom li mu def nii. waaw àdduna dimbalante la. waaw fekk nekk ci détresse yi nga xëti ko ni ko fànkatoo. ci détresse gi nag yow yaa ngi ci yàlla bëgg a rek lay fay yow yàlla lay fay. yow li nga may yow woon li ngay def nii xamoo ko de. yow li may woon nga nekk ci détresse dafa bari de. yow xamoo li ngay def nii de. détresse moom dafa bari bis moom bu la yàlla payé boobu paiement bu dis. gis nga jóg nan loolu il faut ñu éviter ko loolu maanaam dugg ci kër nuyu ñu fay la rek xam maa ngi lay nuyu. na mën naa la baax. nga jàmm sant yàlla bu baax. naka coono yi. ñu ngi nii ci kawam. doo nuyu auditeurs mais Fama du nuyu journaliste yi. mooy auditeurs yi maa ngi ak ñoom depuis 6 heures du matin. non nuyu woo leen. nuyu auditeurs yi xalaas. kon ma nuyuwaat leen. léegi xool damay nuyu ñi nga xam ñoo dabe. ndax am na ñoo xam ñu ngi fi 6 heures déglu wuñu ci suba kenn maa ngi déglu leen di nuyu bu xalaas baax la ñuy soog a commencé déglu. di ziar ñi nga xam ne ñooy spécialement auditeurs xalaas yi. ñëw nga nag. c'est exceptionnel ça. passe fu ñu jëm rek. Xalaas express. express bi sax xalaas la. waaw. Aba y a 11 mois. war nga ko fàttaliku. amoon na fi benn policier bu ñu fi indi woon bu ñuy wax Issa Faye. te mu demoon ci la mixta luy fa woon benn appartement. bi mu ko luyee pour 3 jours mu photo bagage yi publié ko Facebook. ñoo wan ko ay client am. jaay ko. rëcc nag police ak gendarmerie di ko wër. Issa Faye jàpp nañ ko barki démb. mais dañ ko jàpp Aba ci beneen mbir moom Issa Faye boobu ci loolu laa lay ñëwal nag. ci li mu doon jaay lañ ko jàpp wala dafa am leneen lu mu def. dafa am leneen lu mu def xam nga Issa Faye mi ngi njëkk a commencé ci lu ñuy wax opération Aras Aras ci jargon wu police wala gendarmerie dañu arrestation mais moo bi leen dagg di wax Aras. léegi Issa Faye dafay wut benn complice am kooku day wut ay contacts ñoo xam ne dañuy jaay ay or ñu proposé la ne la par exemple am naa or valeur 20 millions dama koy jaay yaa ngi dégg. ngeen waxaale bu juboo nga war a indi say 20 millions moom mu indi or bi mooy ki lay proposé or bi. mu dem luy ji appartement Almadi wala cité mixta wala fu mu mënti nekk appartement meublé. yow nga ñëw indi sa ay 20 millions moom mu ñëw moom mi la war a jaay or bi gis nga bu ñëwee ba toog ba ngeen commencé wax ci la Issa Faye di ñëw ak gàngooram gang bi noonu ànd am na ci ñaar ñoo xamante ni ay garde rapproché dañuy ñëw présenté comme la police indi seen ay menottes yow mi indi 20 millions bu jël or bi ñu menotté la dugal la ci benn néeg ànd ak complice ba ki ñëwoon na da lay jaay or dem seen yoon dem si bëri Issa Faye loolu la njëkk def comme coup. jóge ci loolu dem si mixta fekk benn femme bu fa jëndoon appartement am meublé ko di ko loué Issa Faye ñëw loué appartement pour 3 jours photo bagage yi publié ko Facebook dem jaay ko bagage yooyu retrouvé nañ ko ba dem ko boromam mais Issa Faye nekkoon rëcc dans la nature di ak waa gendarmerie ak police. semaine bi ñu génn Issa Faye collabore ak benn waay bu ñuy wax Xaadim Jaxate xam nga avant nu ñuy def
dañu contacter benn commerçant bu nekk Sandaga bu tudd Moustapha Ly boo xamante ni mi ngi jaay ay kilim ak ay télé ak yooyu. Moustapha Ly ay la jaay ay kilim. waaw. dégg nga. léegi Xaadim Jaxate daf lay woo téléphone yow commerçant bi ne la dafa bëgg def ci yow commande bagage valeur 20 millions exemple. ñoom Moustapha Ly ñu ngi ko dóor 18 millions mais ni ñuy procédé laa lay wax. bi ñu Moustapha Ly commandé ko valeur 18 millions ci électroménager. mais dañ ko wax ni ko par virement bancaire la ñuy fayee. ci banque war nga mën a fayee. xam da ngeen jox sa numéro compte. Moustapha Ly jox Xaadim Jaxate numéro compte am. léegi Xaadim Jaxate dafay bàyyi ba vendredi 16h50 wala 50 banque yi ñu ngi waaj a wàcc. te bu ñu ubbee rek te bu ñu tëjee rek lundi la ñu ubbeeti. ma ngoog. Xaadim ñëw day defal virement wu 18000 francs léegi dugal sa compte yow mi ko jox numéro compte bi. suñ ko joxee reçu bi mu dem scanner ko. yokk ci ay zéro bu nekk 18 millions. mu ñëw présenté la ko reçu bi nga gis ni viré na 18 millions. Moustapha Ly livré ko bagage yi parcelle mu luyee fa benn magasin pour quelque temps ñu wàccee bagage yi mu déplacé bagage yi moom Xaadim Jaxate yóbbu dem jaay. mais am na banque yoo xam ne bu ñu la fa defee virement da ngay jot message. ci saa si sax nga war a xaar ba mu positionné wu. mais da ngay jot message parce que bu fekkee FBN banque nga ubbi ko. buñ la envoyé buñ la dugalalee virement wala ñu dugalal la fa xaalis. da ngay jot message ci saa si. li ñu bëgg a rax de. ah non si. léegi ku nekk ak banque bi nga xam maa ngi jégalu. léegi bi Moustapha Ly defee loolu FBN la miin waaw. bi Moustapha Ly defee loolu. Xaadim Jaxate autant pour moi bi mu defee loolu. ànd ak Issa Faye daw dem Gambie. bi ñu demee Gambie ñu leen di remonter ba xam ne ñu Gambie ñu fekk leen Gambie bi ñu leen fekkee Gambie jàpp nañ leen à Gambie foofu Issa Faye ñu fa déclaré woon ne moom électricien la mais bi ñu leen jàppee nag ki yoonu Gambie xamuñu nu mu demee ba en tout cas négocier nañu ba ñu bàyyi leen. Gambie waaw ñu ñëwaat Sénégal contacté waat benn commerçant bu nekk Touba buy jaay diwlin. encore te dañuy continuer encore defaat même procédé bi jël ci moom 30 millions. bi ñu ko jëlee ci moom 30 millions paa bi yéex na vérifier ay comptes am pour xam ndax doon ko dóoruñu ko ñoom ñu demaat ci paa bi encore même paa bi boo naree daanu commandaat fa 35 millions encore paa bi livré waat leen loolu ñu yóbbu ko ba campement di ko jaay campement ci la paa bi demee banque am gis ni moom di ko dóor paa bi def ay plainte am ndekete diwlin bi leen paa bi jaay paa bi kese moo xam Sénégal. ñu woo paa bi ne ko diwlin boobu gis nañ ñu ngi koy jaay campement paa bi ñëw campement dem gendarmerie porté plainte gendarmerie ñëw fekk leen sur place fekk fa Issa Faye fekk fa Xaadim Jaxate ak Allo Dakar bi ñu yoroon ak camion bi ñu defoon diwlin bi ñu toog xam na niin bat di jaay ñu jàpp leen nag léegi xam lu neex ci wax ji mooy bi ñu leen jàppee xamuñu woon ni Issa Faye bi ñu wër la ndax Issa Faye commerçant la fa présenté wu mais Issa Faye dafa woo benn copain am pour kooku wutal intervention kooku woote gendarmerie fii Dakar ne dama am sama benn copain expulsé bu tudd Issa Faye bu am problème ak gendarmerie fële ci campement. gën a yokk problème yi. gars yi na ngeen kooku ñu ngi koy wër parce que def na fi ay dégâts yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ki lañ ko jàppee ba defee nañ ko pat moom Issa Faye. mooy saafara mi ngi ci kaso bi yokk jàngoro. waaw moom ak Xaadim Jaxate képp ko xam tan nag am leen te nga woon yor ak Issa Faye boobu wala Xaadim Jaxate xamal ne jàpp nañ leen mun ngaa dem brigade recherche bu Saly ci commandant instant sec. ñàkk victime bëri nañ de. victime bi kenn xamul nu mu toll. kenn mënu laa wax nu mu toll. victime Issa Faye ak Xaadim Jaxate boobu. baax na bu dee loolu xalaas la woon kon fi ñu toll nii moom day daanu ñu dem soog leen rek mais balaa ñu dem feneen. umma islamique bi. maa ngi leen di jaale bu baax a baax Imam Aliou Ndao. waaw ñu ngi leen koy jaal di ko jaal waa Saalum yëpp. Imam Aliou Ndao di wax waa këram yàlla na yàlla may leen xolu muñ. allahumma amiin 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 yàlla sàmm leen bu baax a baax a baax. amiin 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 nga ni xalaas bi ci topp fa fu mu jëm nga ni. dañ koo yàq di nee na. dafa nekk ci li ko neex wala day def yoo xam ne mu ngi koy réccu. moom neen da doon liggéey ci benn place ñu jiñ ko fa sàcc porté ko plainte defeere ko mu tëdd 15 jours ñu juge ko bàyyi ko mais depuis loolu daal mënatul bàyyi sàcc. waaw kii dugg na ci xalaas bi de. xalaas yéen la. déglu
man daal ci benn transfert d'argent laa doon liggéey def naa presque 2 mois di liggéey ba ci veillu tabaski bi mu am ay manquant waa ji jiñ ma ne man maa ko jël waa ji ñëwee mu déclaré ñeenti somme yu ko neex mu wax ma 600 000 ñëw ne ma 90 000 moo manqué ñëw ne ma 500 000 xam nga ñëw ne ma 150 000 porté ma plainte au niveau de la tribunal ñu dem tribunal ñu enquête ma après déféré ma def prison 15 jours ñu demaat tribunal ñu àtte ma bàyyi ma suuf si léegi bi loolu jàllee il y a de cela 1 mois man daal dafa mel ne dañ ma yàq paas nu ma soxlaa ko ma dimbali musuma jël sama àdduna lu ma musul def sama àdduna laa def di jël fekk ni teg gi sama dépense boo xamante ne man ak moom dund nañ 7 ans musuma koo jël fukki dërëm man daal maa jóge stade ma ci dem dina wàññeeku jaar néegam rek jël téléphone am dañ may doog a bàyyi nii tey nañu 24 heures ñu ngi may doog a bàyyi nii ku ma ci dimbali ma jël bi ma fa amee problème noonu ba ma dem fee ne prison dafa 15 jours ñu àtte ma bàyyi ma noonu xaw ma sax lan moo ma ko def loo yàlla xam na loolu wallaay te sa bi di si rëgg dégg nga de loolu daal la jàpp ne dañ koo yàq koo xam ne daal mën na ko dimbali nañu woo ñu boole leen ko mu bàyyi li mu def waaw. daa am benn histoire bu may fàttali mooy multi service ba nekkoon Pikine xale bu jigéen mañ fa rayoon Kiné Gueye. waaw. collègue am bi ñu waxoon ni moo ko def. ñu jox ni moo ko def mi ngi ci prison bi d'ailleurs. il paraît que ci li ñu dégg. lii lañ ko def moom tamit. mu ko def dañ ko yàq. waaw parce que c'était pas la première fois mu def ko aussi. c'était pas la première fois. donc tey ko. est-ce que en tout cas ku ci mën dara daal mën nañu contacter ci 77 157 17. comme ça ñu mën leen a mettre en rapport. képp ku am leen teg Issa Faye yoon tamit. lii daf ma ñor de parce que dossier bi dama ko toppoon dama ci newoon man ak Maris. ku ci am leen teg Issa Faye mbir mën nga ñu contacter yow tamit ci 77 157 17 comme ça ñu mën ko yaatal. Issa de millionnaire la naa li ñu tudd ci ay millions yëpp mu dóor ko. mais boo lekkee loo xam ni moom la ko wala nga laal loo xam dara lewu ci. day gaaw a jeex day jàll ci say loxo vite fait. du yàgg. alal ju leew rek mu am solo. day barkeel. loo ci def mu barkeel. mais da ngay yor ay millions yu bari di investir sax muy naaw doo xam fan lay jaar. ndax gis nga liggéey di sa front di maanaam sueur bi ci génn nii nga ciy faj ay soxla dafa am solo de day barkeel. na solo nga ni bi ci topp balaa ñuy dem monsieur le ministre Matar Ba ministre bi ñu dénk sport. nit gis nga oyof. ak mbaax. ak nga comprendre bu la dimbaliwul rek du la yàq dara. monsieur le ministre il a compris oyof na baax na te bu la gisee day laaj ci équipe bi benn par benn. seet la waxtaan ak yow kaf reetaan vraiment autorité man bëgg naa ci bu mel noonu dama koy nuyu rek. di kontaan ci moom bu baax man daal dama ko bëgg sax woowee tur. ma dippee ko le chanceux parce que. le chanceux. ba mu ñëwee ba tey mu ngi waaw yu baree ngi yàlla na yàlla defal ko jàmm quoi nañ dem fee ADN bi lan la kii dafa ëmbal bañ ko. et xool ëmbal lu bañ ko de. doom yi légal la yor. bitim réew la nekk bëgg a def regroupement familial pour indi soxnaam ak ay doomam ci bitim réew léegi nag xam nga am na dëkk yu bëri xaw ma ndax ko ci la bokk mais en tout cas États-Unis ak ay Londres yii nii soo bëggee def regroupement familial da ngay def test ADN parce que daan jur duwaare mais waa ji bi mu waxee soxna si ne ko dañoo war def test ADN xale yi pour ñu ñëw te la ko di dégg ndaw si da doon sëy ak moom. sëy ba ñu am ñaari doom bu góor ak bu jigéen. xale yi ne fii. xale yi am ñii am. xam nga yow bi ngay wax man maa ngi ci kii bi. déggoo ma de. xam nga mu ne dafa bëgg indi waa kër. waaw. day def test ADN. waaw xool ndax doom yii mu war a indi moo leen jur. waaw mooy li yoonu États-Unis teg. waaw léegi fam nga xam ne ñoom ñaar doon sëy moom wuyootu ko. ndaw sa lànk na. est-ce que du téléphone bee fay. ndaw sa lànk na téléphone bee fay ndaw sa boobu ba léegi ñaan na baat. ndaw sa tukku na. pour l'instant nag. nga ba buum gi. pour l'instant yi nga xam ne mooy identité bi yeeg fi mu fu ndaw si ci famille bu rëy la bokk dañ koo dindi. pour jéem wax ak moom. ak femme bi. waaw pour mu accepter mais. mun mais leen deful forcer dara waxul dara te ADN nga dem sa yoon. ndaw sa ñaan ba test ADN. lànk na. test ADN nga ñaan ba. test la ci ginnaaw test. oui mais du test kese. nga ne yow expliqué wax ma. ma ne. waa ji dafa nekk Amérique. waaw. bëgg regroupement familial. waaw. maam jël soxnaam ak ay doomam indi Amérique. ñaar. léegi Amérique moom règlement ba fa ne. waaw
moo ni balaa kenn di dugg. dinañu xool ba xam yow mi leen bëgg a dugal. te am kayit yaay seen baay. waaw. mu woo soxna si nga xam ni ñoom ñaari sëy soxna si ne fii. waaw. nga xam ni moom lay sëyal ba am ak moom ñaari doom. waaw moom la woo. waaw. ne ko règlement Amérique bi ñu ne. pour ngeen dugg fi yéen il faut que ma xool ndax doom yi man maay seen baay. ngeen ne soxna si wuyootul. téléphone bay fay ma loolu laa jàpp. di ñaan baat. waaw xalaas bi jeex na. téléphone bay fay boobu ba léegi dina tàkkaat. am loo xam ne dafa xew parce que dama am noonu jabar xam bi moo jur sama taaw bu góor ak sama doom bu jigéen léegi nag xale yi dama leen waroon na defal regroupement familial pour que ñu mën a ñëw aux États-Unis ba booy am jotoon nañu am carte d'identité ba ma wax ak femme bi ni ko léegi booy dama bëgg ñu ñëw mais dafa am loo xam ne dañ ko war a def Sénégal muy IDN boo xam ni dañuy xoole est-ce que maa leen jur mais si kaw bu wax boobu mu indi problème ba tey nii amatuma contact ak xale yi pour que mën a jël seen dossier pour dugal ko si regroupement familial bi pour ëllëg ñu mën a am ay kii léegi nag man loolu moo tëj sama bopp aussi dafa mel ni xëy na xale bu jigéen bi dama ko jurul moo tax ndaw si nanguwul pour que ma am ay dossier pour mën ko introduire boole ko sama regroupement familial pour mën a am kii dama ragal ni xëy na dama jurul ku jigéen ki parce que femme bi ëmb na ku jigéen ki ba accouché ko ma koy doog a yeeg mu nekkoon nga di problème ak sama famille donc femme bi nag saytuñu ñu ngi jël appartement quelque part mais xam nga lu si bari liñ koy suturaal mais tëj na sama bopp aussi ma bëggoon aussi nit yi nga xam ne ñoo ngi si immigration bi bàyyi fa ay jabar aussi su yàlla defee ñuy ñibbisi nañu xool seeni doom defal leen ay ADN pour xool est-ce que vraiment xale yi ñoo leen jur wala déet parce que ñu bari ñoo ngi si àll bi di ngénte ay doom yoo xam ne juruñu leen quoi donc loolu aussi bëggoon naa ñu bàyyi si xel su fekkee ni mën na nekk loo xam ne dinañ si yéen nit ñi ñu bàyyi si xel daal parce que man loolu mooy sama problème te posé na ma problème te loolu lay dund actuellement nan laa ko war a résoudre loolu lay laaj mais loolu moom mooy traumatisé actuellement su fekkee sa ex jabar nanguwul sa doom def IDN parce que y a un problème donc nit ñi war nañ leen si sensibiliser. xam nga fii loolu règlement bi la si la bokk nit ki mënoo ko indi sans autant ñu xam ne yaa ko jur moo tax ñu exiger IDN parce que bu njëkk nit day indi doomam sans mu jur ko bu la bokk mu indi koo xam ne doomu sëram doomu feeram ni moo ko jur moo tax gars yi dañuy dem ba découvrir ni comme daf si am ay maguy moo tax il faut ñu xam ne yaa ko jur il faut IDN bi rek booy bu nekk 300,000 la donc moom dafa am benn litige boo xam ne moo ko xam moo tax nanguwul pour que loolu am donc femme bi nag mi ngi noonu daal man damay moytu wax si lu bari mais dama souffrir amuma sens jabar boo xam ne jabar bu baax la xam nga da ngay gis nit mu ni la yow laa bëgg nga sonn si moom loo am nga bokk ak moom fekk ni mi ngi dund beneen dund donc am na benn instant maa ngi ko jëm sax takkat parce que ndax doom yi mu ne ma moom pareetul pour sëy et tout ça même si regroupement familial bi dama ko si bëggoon boole waale pour que suñu dimbale pour di assister xale mais loolu yëpp mu bañ ko c'est parce que am na loo xam ne mi ngi si te man vraiment affaire yi jaaxal na ma jaaxal boo xam ne daal maa ngi koy dund quoi sincèrement. xalaat naa ne dañu mujj si rek toog di jaamu yàlla rek xaar yàlla dal bañ a lijjanti loo xam ni di gësoog yooyu. waaw mais non xam nga aussi Aba comme ñun ci diine dañ ne par exemple jigéen bu amee doom même fekkente ne keneen loo ko amal fekk sëy loo ko amee yow bu ko yaa moom doom ci loolu la ñuy wax ne moom la charia wax ak ku ko mën a jur. waaw ndax ci sëy bi sëy yow la ko amee. léegi nag autant nag est-ce que jar na waa ji muy insister. ci ADN bi kii bu ñu fontoon na yeewi doomu jàmbur ji. waaw non yeewi na ko. na koy non yeewi mooy pourquoi mu bañ a def test bi. daw si lay wax. waaw mais non. na ko yeewi mais peut-être elle a ses raisons. elle a ses raisons parce que luy daw ko moom xarit bi dafay bumbi. bu fekkee mais femme bi tamit mën na nekk ci position bu positive de. ci naka. dafa bu dee daan nopp borom këram. te bu bëggul jël benn risque. pour di ñàkk sëyam tamit mën na éviter test ADN. lu mu def lu mën a def sëy bi non non pas am na lu mu def ak yooyu. mais nit ñi donc la xalaatee nit test bi mën na juum. dans tous les deux cas positif ci ñaari cas yëpp bi ngay waxee nii. que moom mu femme bi sëyam tas na mu négatif sëyam tas na bu ñu defoon test bi ñëw ne waa ji jurul. wax jigéen mais pas ordinateur mën na juum de planté. dama la benn affaire nga def test ADN ordinateur planté. test ADN à 99,99% du juum. yaa machine.
non man maa la wax li mën naa juum de. dama la ADN à 99,99% juum man maa la wax li mën ngaa def sa deret mu rek di gondol. kii lu ci mënti am sëy bi test ak ñaaka test si moom ndax déjà dem na ba def la dur ci bopp waaj. sëy bi tas na. non sëy bi tas na. loolu lay wax ci. maintenant nag léegi nag. waaw dootul amati benn confiance. est-ce que waaj dafay continuer ay doom. est-ce que day am dugg ne moo jur xale yi yëpp ay problème la ki fi doon yóbbu ay doom Londres kooku ndaw si nangu woon na mu def test ADN mais bu ñu defee test bi taaw bi ka ci toog juru ko loolu yàlloon na fii ka ci toog waaj juru ko effectivement. yan lañu yàlla sutura. mu di taaw bi mais jurul deuxième doom bi. doy na waar de. am na loo xamante ni bind nañ ko fi sañ ma ko ci antenne bi. ñu ne buñ defoon sama xel laa koy waxee. ñu ne buñ defoon man xam nga loolu sañ di wax man sañ naa ko wax ndax li nga lii yëpp liir naa ko. ñu ne réew mi sëy yu bari boo defoon test ADN tas na. naar de ñu ne réew mi maanaam bu doon 100% sëy la bu ñu defoon test ADN 15% sax mën naa bañ a des 15%. sëy te jàpp ci yàlla rek. yaakaar naa ko nag. bañ a lijjanti dara bañ a parce que tamit ñun ko ñu tamit bu ñu defoon ay test ADN suñu sëy yi du fanaan de. mbaa bu doy waar. moo fi ñu jàpp ci xale yu jigéen ñi taxawu leen nii ak nangam même bu dee buñ ci nekkee ñoom ñun ñu nekk ci. ñun ci xel mooy gën a abordable ñun que ñoom. waaye ci diine. yëpp benn de ñun suñu test abordable sëy bi du fanaan de. en tout cas man moom ku ma ne woon test abordable moom. mi dafa fanaan moom. xam nga lu tax. non day moom fanaan sage homme moom boo ko bëggee gis maa ngi nii comme sage femme ci hôpital sage homme. Aba. reste sage tranquille gérer mariage. Aba. wii ko am Amérique amul Europe. wii ko la. Aba. en tout cas na waaj waxtaan ak xelam ndaw si tam na delloo si xelam. léegi nag en parlant de regroupement familial. bu ñu ñëwoon test ADN ci góor ñi passe partout. Aba bàyyi ñu regroupement familial yi. en parlant de regroupement familial dafa am benn cas bu ma fàtte woon. dafa am benn waaye bu ñu wax. dem ñu tàng xol yow ay ñoo xam ne ay kilifa ñu tàng xol bu ñu ñëwoon test ADN ci góor ñi. Aba bàyyi jàmbur. naqari deret ak di fas seen kanam bu ñu ñëwoon test ADN ci góor ñi. dégg nga Aba. bi ngay xool nag man daa booy xool nii de. wala caméra bi ngay xool Aba koy xool nii. dafa am benn waaye bu ñuy wax Demba Kanté. ci xibaar yi ñu jot daan na jouer clavier ci orchestre Pape Diouf mais nekkatu fa léegi mi ngi France numéro bu ñu jox day marché du marché yenn saa yi nga woo mu sonné yenn saa yi du sonné dañ ko soxla la maanaam Demba Kanté moom fekkente ni ay mbokkam wala moom mi ñu dégg mu contacté ñu ci 77 157. ngeen soxla mayal ñu tuuti lan la mbaa soxla jàmm non xam nga mais la wuy ba pare ñun dañuy jéem a dox médiation ba pare. dañ koy lijjanti ci suuf ba noppi. waaw bu dee ci suuf dafa sottul ñu soog kuy aj ci kaw. en tout cas Demba Kanté tudd. rez-de-chaussée ñun ba pare. ci xibaar yi daan na joué ci orchestre Pape Diouf comme claviste mais nekkatu fa. au Kayar. nekkatu fa léegi mi ngi France. mi woon portable. Optivision Plus Sénégal. boole waale ci marché d'intérêt national. waa kër Serigne Touba Fall et frère Vité. boole ci marché d'intérêt national. ak les savons King. daa am labo léegi labo boo xam te ne dañuy kii les produits. ñu ngi leen xaar nañu ñëw.